asalaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan ñi ngi leen di nuyu kenn ku nekk foo nekk rek ñi ngi lay wax asalaamaaleykum di leen dalal jàmm ci ITV léegi miin ngeen bés bi miin ngeen waxtu wi miin ngeen i tamit décor bi ak émission bi di arène sénégalaise di rendez-vous hebdomadaire bu ñu leen jagleel di ci waxtaane lépp lu jëm ci làmb waaye tamit di ci dalal ay ndaanaan di waxtaane seen carrière di waxtaane seen tolluwaay ci làmb di waxtaane tolluwaayu làmb boobaak léegi ndaanaan bu nekk ñëw na fi ba tax na nit ñi ku saa yu nekk dañuy bind di laaj kan mooy ñëw altine bii di ñëw altine bii nag tey ki ñu leen indil dinañ leen ko wax bu ci kanamee ginnaaw bu ngeen nuyontee ak El Hadj Ngagne Diagne weekend bi tamit lamb amoon na loolu dinañ ci dellusiwaat ndaxte amateurs yi ñu ci bari dañ ñu ne invité yi ngeen di invité baax na waaye bu ñu sañoon ni tamit ngeen di ñu ñamal ci lamb yi nga xam ni moom moo am ci weekend bi te yéen ñun yéen lañ fi nekkal lu ngeen bëgg rek ci la ñuy dox xëy na xat-xat moo ñu doon jàpp waaye yooyu yëpp dañuy yónni ndaw mu dem filmer ko indi ko te suñu mébét mooy di leen ko tegal ngeen di ko bëggee Alaaji Ngagne ñi ngi lay nuyu. di la fay Alaaji Malick di lay ñaanal yàlla dolli jàmm dolli sutura ci réew mi ak di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di ñaanal réew mi jàmm li nga xam ne moo fi déggit di jàngoro yàlla na ko yàlla saafara te it yàlla may ñu kattan tey fàttaliku leen numéro vert bi ne ci kii bi écran bi lu dal nit rek na woote foofu ñu jël si ko bu ñu tàyyi waaw xam nga dégg naa ñu naan kii wér na nañu bàyyi wér na boo nee wér na ñëpp daw ñëw fii dañuy indi problème tane na rek ñu ngi koy surveiller balaa gars yi di yenu seen i malade di ko indi xam nga ku jaaxle fu ne da ngay daw ñëw Sénégal dañu gaaw a coow lenn li dëgg la d'accord nañu dalal xelu nit ñi waaye tamit nañu gérer benn information bi téye ko ci suuf nit ñi gën a nekk ci dynamique gu bàyyi xel jàngoro jooju parce que du lu ñuy foye balaa yi tamit accident yi bari na yal na yàlla dolli sutura chauffeur si aussi ci laa ak soxnaam ñu koy jaale njaboot su ma digganteeg moom am na 29 ans ndeysaan bi ma koy xam 91 laa ko xam ñu ànd di jëflante ci benn liggéey maak moom Moustapha rakk ji xam na li may wax doomam yi tey ay tout tànk la ñoon booba ku ma xam la jàmbaar ku bëgg nit ku yaatu koo xam ne lu mu am nit ñi la ko daan bokk communauté Mor bi yëpp ñu ngi leen koy wallaahi la ci di ko jaale tamit mbokk julit yëpp rawatina yi tamit waa Touba waaw xalif général waaw xalif di ko ko jaal bu baax a baax a baax joxeel ñu njaal ak xalif général bu Baye Fall yi di ko jaal moom it gis nga balaa yi ni muy dee Malick doy na waar te it di ci desit aussi ñu gën a naat njaboot yi crime yi bari na ci xale yi ci bëggeel bi ci xale kii nangam yii yëpp yal na ci yàlla musal ay balaa la rek yal na ci yàlla musal Malick jërëjëf Alaaji Ngagne wax ji am na solo Serigne Abdourahmane Fall Tilala nekkoon kenn ci communauté Mouride nekkoon i tamit Baye Fall bu nga xam ne wax dëgg yàlla dañuy wax ci waar wi la ëllëram damme ndax dafa jóge Ndakaaru jëm fa nga xam ne moo di Poroxaan ci màggal gi ñu jagleel soxna Jaara Buso di waaju di soxna Serigne Touba Khadim Rasoul donc mu nekk rek lu nga xamante ni ànd ak sëtu sëñ Massamba mu dem ba tolloog dëkkam foofa la wàcce liggéey moo tax mbiri yàlla doy na waar ñu ngi koy jaale njabootam yëpp te xam ni rek yàlla na ko yàlla ak yonent bi ak Serigne Touba Khadim Rasoul ak maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp ak soxna Jaara Buso borom Poroxaan teeru ca àjjanay firdawsiya ki ñu dalal nag kooku ndaw la bu nga xam ne naam dafa yaroo ci keppaar gu nga xam ne bu nekkul woon mbëri tamit dina jaaxal ñu bari ndax dañuy faral di wax ni doomi mbër jàngil bëre yàgg dees na la ñam olof wax ne lu juddoo cim tàgg bu naawul jaaxali bokkam mu nekk nag ku nga xamante ni nii baayam lu ne da ko def ci biir làmb waaye tamit magam ñëw bay waaram ci biir làmb moom tamit mu am lu mu gëm ñëw takk ngemb ni sama mag dafa am lu mu def sama baay dafa am lu mu def loolu seen histoire bopp la waaye man damaa war a bind sama histoire bopp ci biir làmb mu nekk ndaw lu nga xam ne bi mu duggee ci làmb daanaka 2008 2009 la digganteem ak Boy Diouf mu am ci ndam 2008 2009 ba léegi mu bëre ak Bombardier Junior yàlla jox ko ci ndam ba léegi rek ci 2010 bi ñu jox ko Boy Ngaay sama mbokkum Ngaay ma mu daan ko ba ñoom sax mujj nañu ay waay lañu ñoo bokk sax écurie 2009 2010 ñu jox ko ne ko réel mu ni ko réel daal di koy daan ba léegi rek ci 2011 ñu jox ko Zarko mu daan ko
2011 ñu jox ko Boy Sey mu daan ko 2012 ñu jox ko Ténor mu daan ko 2012 ba tey ñu jox ko Moussa Dioum mu daan ko premier muñalam mu dégg ko ci atum 2013 digganteem ak Malick Niang ba mu ca jógee defaruwaat demaat ci ay bokkam takkaat jàjj yi dellu si ñu jox ko Jordan mu jël ndam ci moom ñu jox ko Lac Rose itamit mu daan ko ñu jox ko Siteu mu jël ndam ci moom amaat beneen gàllankoor ci digganteem ak ki nga xam ni moo di Boy Niang kooku mooy kan kooku mooy Sa Thiès ñu ngi lay nuyu di am mbégte lool dalal la ndax fi nga toog sa mag dalaloon nañ ko fi waxtaan ak moom boobaak léegi askan bi ñu ngi rafetlu waxtaan wi tey nag yow la ñuy dalal Sa Thiès waxuma Balla Gaye waxuma Père Double Less Sa Thiès la ñu wax tey waxoo turandoo. waxuma sa turandoo yi tamit xam nga turandoo bi war nañ koo leeral. ah mais loolu xam na yow yaay lu njutu lu ne mais turandoo boobu foog nga jox gars yi parce que man Sa Thiès rek laa ci xam turandoo bi dama ko xamul. Salif déedéet. wala Sa Thiès bi Sa Thiès bi ñu ko tuddee. waaw moo daan ànd ak Boy Niang. très bien ayca bisimilah. ayca bisimilah waaw gannaaw bu ñu musloo ci seytaane ñu ngi santaat yàlla bu baax di julli ci yonent bi di sant suñu ñaari waajur di jiite ci kàddu bi aussi tamit ñi génn àdduna yàlla xarale àjjana ñi tëdd hôpital yàlla yëkkati leen ñi nga xamante ni ñi ngi ci caabi féete ginnaaw aussi caabi féete leen kanam te leen fa dugal bañ leen fa delluwaat aussi di profité ci sëñ bi nga tudd léegi sëñ Kilaala Fall parce que tamit man xam naa ko baax a baax wax dëgg yàlla Saliou Touré moom fa yóbboon ci moom ñu sekk ko lër bu baax mu nekk suñu waajur nekk suñu kilifa aussi tamit ma jàppee ko ci benn kàddu ki mu doon wax ndaw ñi may set te sell jub te fonk say waajur loolu la nekkoon de. diine rek ko ñor kon dama naa ñëpp a ñàkk di ci profité tamit di jaale waale suñu benn wóllëre bu nekk Gàmbi muy fàllu di ko jaale waa Gàmbi yëpp dëgg yàlla mu nekk ni ku baax tamit ko daan sonn ci ñun di ñaan yàlla Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg li ñuy dégg ci masiba ak balaa yëpp yàlla na génn fii faxasu parce que tamit fii ku ne xam ne réew mi réewu jàmm la yàlla na yàlla def jàmm amin kaddu yi rafet na Salif alors dañuy ñëw rek bàyyil may wax Sa Thiès parce que xam nga da ngay mun nga Saliou mii la ba nga xam ne bu ma lay oo toujours Salif laa lay oo xam nga Sa Thiès yaa ngi wax ci papaam def naa carrière bi papaam def mook Balla Gaye duñ ko def te góomu ne mënatuñ nañ ko def dëgg la mais jamono yooyu ak léegi bokkatul ah non papaam dem na ba nekk 9e mondial ci judo ci kii lutte olympique gréco-romaine ok papaam yéeg na ring boxe champion du Sénégal fi ma fekkoon Balla Gaye à Paris bi muy dem kii olympique yi fa la jaar salle bi Balla Gaye entraîné kon ñii seen papa carrière bi mu def ñoom demaguñ ko ba léegi dëgg la voilà moom Sa Thiès bi ñu ko tuddee moo daan ànd ak Boy Niang daan aide de camp Boy Niang nekkoon Molde suma garaal woon defe naa combat mi am ba ci nekko réel la xaw ma am na yu ma ko daan indi ban la mujj indi nekko réel la la mujj indi waaw voilà maa ngi fàttali mu yor show bi ba muy tiit di julli ci géew di julli ci géew bi waaw ndeysaan loolu waaw parce que benn bàyyi daf ma ne Thiès sa dëkk ma ne ko non Sa Thiès bi tur la grand Sa Thiès lañ ko tuddee bi daan ànd ak Boy Niang moom lañ ko tuddee muy wóllëre baayam mu jox ko dénk ko dëgg la alors wax nga ko léegi papaam dafa bind histoire am ci sportu Sénégal magam bind sport partem waaye moom bugguma sax ñu koy dendaleeg papaam wala magam di Balla Gaye 2 damaa bëgg daal Sa Thiès ñu bàyyi ko moom mu jël yoonu boppam comme ni mu ko donte ñoom couvrir nañu ko teg ko ci yoon surveiller ko ba mu am tour ci biir làmb mais li mu def ci biir géew moo ko defal boppam Double Less ñëwul bëree ci place am Balla Gaye ñëwul bëri ci place am dañ koy gunge ba ca géew ba rek bàyyi ko la ca des moom fullaam faydaam ak jomam ak xereñteem moom moo ko may dinañu ñëw ci loolu ak moom bu ca kanamee waaye Alaaji Ngagne xam nga ni nag dañu am événement bi mooy diggante Siteu ak Papa Sow mu nekk événement wu groupe E-Media Pape Abdou Fall ànd ci ak ñun ñu fas yéene ci def liggéey bu am solo le 5 avril lay doon face à face bi ñu defoon ñëpp gis nañu ko mu jël bés bi également tuddee ko suñu wëllëre suñu xarit di Mame Boye Diao DG des domaines moom tamit mu koy waajal bu baax ngir delloo ci njukkal son excellence le président de la république événement la bu ñuy xaar événement la bu ñoom seen bopp ñuy waajal ndax tey làmb dem na ba toll fu nga xam ne daanaka Siteu
ak Papa Sow rek moo fi nekk gum ci combat d'envergure ténor yëpp ba ci Sa Thiès mi toog kenn amagu ci combat booboo fi nekk benn bëñ dafay fonk weex jox ñu tuuti ñu xool ñamalit bi nga xam ni moom ngay ñu defal ci teaser diggante Papa Sow ak Siteu. Siteu Papa Sow le 5 avril étincelles yi dina naaw safara dina tàkk parce que ñoom ñaar kenn ku ci nekk yaa ngi nekk ci sa ruq di am loo doon liggéey la ngay liggéey nag fa nga nekk tàng jër nga jekki dégg junjug yi muy l'appel des arènes ku ci nekk tàllal sa dopp déglu xam nga li lay xaar xam nga direction bi nga jëm mooy le 5 avril Siteu xam na ni Papa mi ngi koy xaar Papa xam na ni Siteu mi ngi koy xaar ñu war a daje nag ca arène nationale. combat la El Hadj Malick ñaari xale kii dafa bëgg a confirmer ne mooy tëdd filu lamsaar kii dafa sos lu bees te bëgg mu am avenir enjeu bi mooy loolu d'abord. wax naa leen combat bi fii ci première face à face bi bëri nañ ko. dëgg la. xëy na bés bi la ñuy xaar pour dugg ci géew bi waaye la combat la boo xam ne bii kenn du ci may sa morom lu toll ni tasa fatal ay ni nee naa la jauge na Siteu xam na moment bi mu koy tooñ. Siteu foofu génn na ci gongom génn mais je pense que technicien yi mu àndal dañ koy delloowaat. gis nga bu ñu amaatoon beneen face à face du ñëwee noonu. du ñëwee noonu. déedéet ci nga xam ne wax nañoo ak moom teel nañ ko yedd. loolu faveur la ci moom am na solo ci moom. combat la boo xam ne ci bés ba entre animation entre li nga xam ne mooy étirement ak dugg ci kawu làmb ji. bu ci ne warul raté ñetti rythme yi moo lay dugal ci combat bi concentration ku raté benn bi gis nga ci biir géew bi fa ngay daboo fa lañ lay daane li ma la wax du deñ dafa laaj concentration dafa laaj sérénité lu ci ne dafa am waxtu waaw dafa laaj détermination waaw ba ngay dugg ci ku géew bi pour mën a concentré wu parce que ñoom ñaar yëpp gan lañ fa gan lañ ci arène bi arène nationale kenn bëreegu ci ku ci nekk gan combat jànq la ndax mosuñoo daje donte am nañu adversaire en commun. très bien mais ñoom ñaar ñëpp gan lañ ci parce que environnement bi miinuguñ ko ñoom ñaar kon lu ci ne dafa am noo koy réglé sa ginnaaw coach yi ak lépp ku ci ne gis nga entre ñiy wax ci ñi lay jox conseil ci bëri bi ak ñi lay préparer loo échauffement ak ñi yor gàllaaj yi foog ñu calculer seen timing ci mbër mi sinon dañuy dabante xam nga di échauffé yu ñu lay sotti gàllaaj boo demee ba tàng ñu sottiwaat la lu sedd. ñu lay sotti lu sedd. loolu combat boobu. kii dafa laaj taj ba dugal la ci géew bi. organisation la laaj nga def nag ak sa engagement. alors Sa Thiès diggante. Siteu ak Papa Sow. ñam na kenn ki moom ñam na kenn. encore daal làmb la boo xamante ni comme li nga wax rek. moo fi nekk comme pour l'instant combat bu mag. man de gëm naa ni. lépp lu mbër di sekk. wala lépp lu mbër di dund. moo xam ci ambiance. ci ñu ko mën a waxee ci bëri bi. ci xeex bi. lépp luy dundal làmb mi ngi seen biir ñoom ñaar. mi ngi seen biir. dina neex trop. di ngeen man gëm naa di ngeen tam ba toog avant ñoo bëri nit ñi doyal ci combat bi. mbaadu. nga ma gëm la. ndax xam naa dina am ambiance. nit ñi dinañ dund làmb bu baax a baax ci combat boobu. parce que gëm naa ni kenn ku ci nekk am na lu mu la jaral. loolu wax ju yàqu la. Siteu ak bés yow ñam nga ko ci bés. moo tax ma ne la
ñoom ñaar lépp lu làmb am wala li làmb bëgg di ko dund dina di ñëwaat ko sékk ci bés boobu. xam nga Siteu ambiance kenn du kenn ci moom loolu yëfam la. Papa Sow dafa min bis dafa mel ni waaw. Siteu dafa mën géew Papa Sow kenn du ko def ci géew mais kon ñoom amutul li ñu fi perte Siteu dafa mën géew. ñoom ñaar Papa Sow kenn du ko dab ci géew. ñu ngi noonu bu ñu war a daje ci géew. Sa Thiès toj la làmb. Sa Thiès toj na làmb ji mais man dinaa la jël consultant man xaw ma woon ni nii nga mën a décortiquer làmb alors mu nekk rek combat bu nga xam ne ñi ngi koy xaar mais ki ñu ko tuddee aussi di Mame Boye Diao am na appel bu mu def jëmale ko ci amateurs yi jëmale ko ci fans club yi jëmale ko ci mbër yi moom tamit demoon nañu seeti ko muy waajal bés bi di ko waajal ak ay mbokkam di ko waajal ak waa partem di ko waajal aussi ak ki nga xam ne moom la jël lépp delloo ko muy le président de la république ñu déglu Mame Boye Diao ci wax bu nga xam ne seq nañ ko ak moom. parce que man boo gisee may nangu nekk parrain ci làmb may bëgg inciter sponsor yi ñu ñëwaat parce que sponsor yi aussi dinañ xool parfois ñi ngeen di tànn comme parrain bu ñu leen rassuré mun a tax ñu ñëwaat ci làmb donc xar kanamu làmb xawoon na jaxasoo tuuti fan yi mais ñoom ñoo ko war a mun defar mbëri ñoo ko mun defar seen accompagnant yi ak supporters yi parce que CNG ay sart lay teg yéen taskatu xibaar yi li leen war mooy wax li fa nekk en même temps jaay combat bi d'accord en même les autres acteurs koo ci gis liggéeyam am na fu mu yem mais pour rafetal làmb moom mbirum mbër la ak supporter donc nañ ñëw dans la sportivité xam ne fête indépendance la Sénégal mooy am ndam ensuite ak nu mu munti demee sport la te sport de combat li ñu lay jàngal ci li njëkk boo xoolee yenn discipline yi comme ay karaté wala boxe mooy sa adversaire da nga koy jox cër bi nga xam ne joxoo ko sa bopp donc ñoom tamit mbër yi dañu war a am culture boobu xam ne c'est un événement sportif ñu def ni boxeurs yi dañuy dóorante ba rek du jeex bu ñu paree ñu lëngu ànd bokk ndey ak baay donc mais il faut que ñu génnee spectacle loolu dina rassurer tamit ñi nga xam ne war nañ ñëwaat ci biir làmb ji te ndànk-ndànk dinañ fexe inciter yeneen sponsor yi ñëw te boo xoolee dafa am benn média bu nga xam ne dafa dugg ci espace audiovisuel sénégalais mais def ay jéego yi nga xam ne ñu ngi ko doon xaar xëy na ci fukki at moom mu def ko presque ci at parce que ñi ko créé ay kàngam lañ mais aussi ñu tànn ay kàngam ci li nga xam ne mooy seen grille programmatique mooy iRadio ITB mais seen groupe boobu tey jii indi na seen propre perception politique approche médiatique indi nañ seen valeur ajoutée bopp mu nekk nag benn curiosité bi nga xam ne tey suñu duggee ci làmb aussi il faut ñu ñemeloo leen pour ñu toogaat fa parce que c'est vrai làmb dafa laaj beaucoup d'efforts mais le gain mooy ñu développer aussi notre sport national donc il faut ñu encourager ñi nga xam ne bëgg nañ continuer di dugal seen loxo ci biir làmb donc ma leen di ñaan donc mbër yi comme supporters yi ñu ñëw def ko fête bu neex mooy feetu Sénégal Pape Abdou Fall bi nga xam ne moom saa yuy ñëw tous les promoteurs dañuy ñëw ndax c'est lui le président des promoteurs te ñoom bu amee bés dafay mel ni moom du bokk ci organisation bi moom tam mu am ci ndam bu mu ci séentu Sénégal am ci ndam. mu nekk kàddu yu am solo liñ ciy retenir Alaaji Ngagne mooy li tax ma nangu nekk parrain dama bëgg jàppale làmb sponsor yi dellusiwaat appelé mbër yi ci ku nekk jox cër sa adversaire ab woote ci fair play woote yi tamit ci bés bu nga xam ni fête lay doon te feetu 4 avril le 5 avril ñu nekk ci 60aire de notre indépendance lañ cay liggéey lépp ak lañ cay def lépp dafa war a taaru dafa war a rafet wax yi tamit ci groupe bi nga xam ne mooy groupe immédiat xam naa loolu moo la ci gën a waaw loolu xam nga dafa di jàngatam te mu xam ko te xam ñi ko sos te it xam na ne paysage médiatique bi am nañ ci place boo xam ne place su régulateur lay nekk jooyanti jubal teg ko ci yoon di informer juste et vrai mooy li ngay dégg information certifiée bi loolu slogan la boo xam ne kër gi dañ ko gëm lu ñu wax ci kii bi boo ko vérifier da nga ko fay fekk parce que loolu la ñu sant sosuloo wuñ ñu créeloo wuñ ñu mënuñu fi wax lu nit waxul mënuñu fi def lu nit deful dañ ñu ne informer juste et vrai li ngeen wax teg leen ci baaraam loolu moom xam na ko te loolu tiit moo tax ma ñëw ci waaye sportivité bi mu woote nag surtout na ko làmb dégg na ko supporter dégg na ko fan club dégg na ko ñaari mbër yi dégg damay ñëwaat jàppale làmb pour sponsor yi dellu si loolu lu am solo la parce que bu ko waxee moom
gëm na ko waaye li gën a am solo mooy indépendance. kañ la le 5 sunu date indépendance El Hadj Malick en 60 la ñu njëkkal bind règlement lamb. Premier secrétaire d'État chargé à la jeunesse et des sports Alioune Tall ci lañ ko nommé CNG bii ngay gis ni fédération yi c'était en 1960. Alioune Tall moo njëkk judo bi sax ci lutte bi ñoo ko yoroon. ci fédération lutte lañ ko dugaloon. kon nga xam ne làmb ji du ay hasard. dafa yàgg a nekk ci dafa juddandoo ak Sénégal depuis 1960. màggandoo ak moom kon xale yi dañ ko war a fonk. bu ñu delloo ci ginnaaw AOF moo fi nekkoon drapeau Croix-Rouge avant 1930. boo ñëwee de 42 à 49 drapeau AOF. Abdourahmane Ndiaye Falang yor ko muy ñëw ba ñu jóg indépendance xam nga booy xool drapeau bi nga xam ne bii mooy moom la Boy Bambara yor en 69. drapeau boobu mi ngi déparé ca kaw. mooy drapeau arène sénégalaise bi nga xam ne entre Robert entre Doudou Bakk entre Mbaye Guèye mu ngi ko jëlee ci Mbaye Guèye en 69. téye ko ba léegi te drapeau boobu dama ne parce que maa ngi koy waxaat arène nationale bi du bërekaay kese nañ ko def musée de la lutte remonter làmb ci kaw jëli gàllaaj ci fi nekkoon seeti njaboot yooyu bu ñu leen waree dédommage ñu dédommage leen ba ci drapeau arène sénégalaise bi ñu exposé ko fa. lu am solo lu am solo la parce que taarix ak mémoire dafa am solo. ñu am musée bu nga xam ni ku fa ñëw di nga xam kan mooy Doudou Bakassar di nga xam kan mooy Alaaji Falaye Baldé di nga xam kan mooy Falang di nga xam kan mooy Boulès di nga xam li ñu fi def ñoom ñëpp di nga xam kan mooy Papa Kan Thiaroye donc bu ñu fi lim sax champion yi fi jaar yëpp duñ fi jógee mais loolu am na solo jaar-jaar yooyu bu ko defee day retracer toute l'histoire de la lutte ku fa dugg di nga mun a xam ni fii kat li fi nekk dafa am ñu fi jiitu démb liggéey ko ba xale yi mën ci jariñu tey donc c'est extrêmement important en tout cas message bu am solo la sponsors yi war nañu dellu si ñi nga xamante ni également bëgg nañu làmb suqaliku nañu ñëw dugal ci seen loxo c'est important alors Salif mu mel ni que foog may wax Salif rek voilà. gërëm ci dara dama koo miin. ah Sathiès donc mu mel ni que làmb tey fi mu toll nii ñu bari am nañ ci njàqare parce que moment bii ñu toll ñu nekk ci mois de février jeex na ñu ngi ci mois de mars. ah waaw mais Sathiès sax amagul combat. diggu doom. ah waaw daanaka fi mu ne saison bi moom cate na. waaw cate na mais yàlla baax na parce que tamit dara xiwul sotti. aussi comme li ko paa bi waxee rek. buñ ñëwee tey démb ba waral loolu. aussi di rafetlu soo jot li mu wax léegi. parce que tamit dinañu dimbale ñun ñu mën a xam li nga xamante ni am na ñoo xam ne fekkeewuñu ko. am na ñoo xam boobu jamono juddu ñu te ñu ngi ci làmb ji. yoon la ñu mën a xam démb suñu ginnaaw lan moo fi nekkoon. dëgg la te tey am na loo xamante ni ku ko xool ci suñu waajur yi doo sonn. ndax ñi ngi demalante ñi ngi dikkalante. ñi ngi tuddantey doom. làmb benn fan la rek bu jeexee jeex na. mais tamit lépp loo gis rek pour man waxtaan la mais du Sa Thiès mooy tëll fee ne lii jaroon taxaw fee ne lee. boo ñaa taxaw fee ne lee la. dafa laaj ñu toog ñun ñëpp. waxtaan. ñu mën a trouver si lan mooy fexe ba yoon bii buñ ko jaaree dinañ mën a soxali làmb. mais du càgg ne dañuy toog fee promoteur bi ne dañ wàññi suñu kase dafa cher. mbër bi ne wàññiwuma sama kase dafa cher. sponsor bi taxaw ne carrément liggéeyuma ak diw lan moo tax liggéeyut ak diw. ndax amoon trace bi fa jaar. dëgg la promoteur bi pourquoi mënu ñëw waxtaan ak mbër bi. amateur ñoom ñooy former seen li fi bëri amateur la ndax ñooy tëgg làmb yi neexi ñoom ñooy taxaw di wax promoteur bi tey moom moo sekk li xaalisam moo koy dugal ci bër bi mais man pour man lépp rek dañ ko war a tënk ci waxtaan. waaw parce que réeroo moom fu mu amee ñàkk waxtaan rek ñoo ko waral. li ko tàmbalee ci si ñoom ñii doog a jëm ci CNG bi parce que tey boo bëggee xam doo dem CNG ñoom ñii ngay seeti. ñu wax la li fi nekk. kon ñoom ñii nag la ñu gën a soxla suñuy côté ñu toog ak CNG waxtaan ak ñoom bu ñu fa jógee suñuy mag ñi nga xamante ñoo suñuy kilifa ñoom Gris Bordeaux jëm ci ay ñoom Yékini ak ñoom Tyson ñu toog waxtaan ñun moom ay ndaw la ñu la fekk ni ñoom mental bi ñu am pour mën a andiwaat làmb
peut-être am na ñu ko am parce que xel moom yàlla rek ko yor. ndax mën na nekk ci kii mën na nekk ci kee bu ñu boolee suñu waxtaan boole suñu doole pour man mën nañoo trouver solution mais pas kay taxaw fee di wax fii kii di taxaw di wax fee. il faut daal ñu dajaloo autour d'une table càmbar waxtaan. si loolu moo koy andi. alors dinañ ñëwaat léegi ci yow parce que man forme bi nga duggee fii daf ma jaaxal xaw ma booy doole bi nga sol la xaw ma nu mu demee doonu mais dafa mel ni Salif mi ngi rey boppam ci entraînement yi. waaw man na ko dëgg yàlla ku ma xam ku nekk damaa sawar ci mbirum entraînement en plus ki ma yor yàlla da ko may ci wàllu liggéey ndax muy ji ak papi surtout ji nag moom dafa yàgg sonn ci man en plus dama njëkk a ñëw ci moom mënuma lan mooy sama bët mënu ko liggéey ba fu ma toog si meeku ñun ne ma kii liggéey na. liggéey bi nag moom am na sax lu ñu ci jot a kii mon réalisateur may ñu ci liggéey bi moom mu continuer di wax lu muy wax gars yi xam ne du ay wax rek boo ko xoolee mu toog nga xam ne macha allah mi ngi liggéey mais li muy liggéey dinañ leen ci may tuuti donc gii da lay bënn ba ngay jooy yow. waaw man daf may teg lu métti Malick boo gisee ji dañoo toog mënuma dama bëgg nga entraîner yor poids boo xamante ni ku la gis a mën na la xeeb te yaa ko ëpp doole. waaw beneen bu ci des. dañoo sàpp waaw moom la wax. lii mu lay def loo moom moo tudd lan. waaw lii boo xoolee ñu ngi soo ñi nga pied avant. bi bërëng pneu bi. dafa complété liggéey bi complété la. te ji moom wàllu lii gën a tuuti sax ci li mu yor ci xam-xam. très bien sàkku ko ci tubaab bi sàkku ko ci ordinateur yi wala boog Facebook bi. parce que am na ñoo xamante ni dèjà loolu mooy seen liggéey. mais nag yàgg naa ak moom te it xam na li ma bëgg. te dafa nekk ni koo xamante ne dafa ñàkk ñaan. day liggéey yow ak yow day liggéey ak yow ak yéene. man maa gën a tuuti ci ñi muy liggéeyal. sportif yu bëri yoo xamante ni tey ñi ngi leen dégg feneen ak feneen mi ngi leen yor mais duñ ko xam. ñaata séance ngay def actuellement moom. actuellement 11h. laay dem. waaw parce que yow nag lii moom nga gën a am na sax ñu ne Salif buggul sax weñ lii la gën a bëgg muy liggéey ci suuf. waaw lii laa tàmbalee. parce que kii papi la moo ma yor sax suba gi. mais problème bi mooy dama daan xalaat su ma jëlee weñ damay jël poids. moom moo ma xamal ne ma mën ngaa jël weñ wàññi poids. moo ma xamal ni mën ngaa jël weñ renforcer sa doole. te du ma la def mbër bi nga xamante ni par rapport ak mbër yi nga xam ne dañuy ñëw yëkkati poids yor forme boo xamante ni mu nga cee blesse ci genou wala leen dal la ci. dinaa la defal li nga xamante ni sa li ci sa kaw ak sa suuf ñooy méngoo. beneen bu ci des dinaa fexe nga mobile nga athlète. donc parce que ku la gis ni xam nga ci benn côté bi yaa ngi yëkkati weñ mais fii aussi yaa ngi ci suuf si di liggéey te loolu yëpp dafa nekk ci ay loxo nga nekk du looy defal sa bopp mais dañ la tracé le programme boo war a topp. aw ma droit liggéeyal sama bopp. déedéet. ok man aw ma droit ne man lii laa bëgg a def dem defi ko. ok parce que li ne ci man gëm-gëm rek laa ci am. man maa préféré na man lit laa bëgg a def fii laa bëgg a àgg. ji na ma boo jaaree yoon bi ma lay jaarloo ak papi na ma di nga àgg. mais nag booy ànd ak nit ki muy yéene la fa nga bëgg a dem pour man waratoo sonn. ndax tamit am na fooy toll di nga gis ku nekk di nga gis lu nekk. waaye nag dil naan démb a waral tey yor na ma démb ba may nekk tout tànk ba nii ma toll. kon aw ma lenn loo xamante ni dinaa ko regretter ci ma liggéey. dinaa ànd ak moom daal ba yéene gi ñu am man ak moom mi couleur roi des arènes bi. moo wëlbati ko dugal ak son bii kër. ayca alaaji nga xam nga Malick entraînement bi. dafa booy xool gii. xam naa ko. keroog bi Jos jëlee guy gi seen combat bu njëkk bi. te ma fajaroo guy gi ndekkeek moom dem ak moom saal mu yóbbu ma géej. ma gis fi mu jaar. gii dafa mën a liggéey. ma dem jëli Modou mii ngay gis. ma dem jëli Jos. bari na nu mu mel. ci loxoy gii ma dem jëli Jos. mu jaar ak man foofu mu jéeg man ci gii. ma gis la ko gii di liggéeyloo combat boobu dama leen ne guy gi du taxaw li ma gis mu liggéeyloo ko Jos. parce que gii gis nga daf ko ne da ko njëkk a laaj xalaatam. loo bëgg kii ne ko maa ngi sa loxo. mu wan ko gis nga musculation boo bëggee am volume del jël poids bu 10 boo bëggee am force poids 20 kilos 25 kilos. moo lay may résistance loolu dama ko xam
parce que dama xam musculation. père da ngay musculer rek. waaw non dama ko xam. ah père bi daal moo sopp day dugg saa dafa sopp loolu la xam. day dugg saa la. ñi may seetaan xam nañ li may wax. déjà ñi may seetaan xam nañ li may wax ci musculation. da dama ko maîtriser te xam ñu naa ci bari erreur bi ñuy def. waaw dañuy foog ni lu mu gën a diis. gën a déedéet baax volume la lay jox. voilà. boobu volume la lay jox. te ñu ci gis bari nga- dañuy gis nga- gaañ seen bopp. gis nga large demi large. boo bëggee ubbi sa poitrine. boo bëggee say pectoraux et tout nii tracé. dafa am yoon. dafa am yoon. dafa am yoon. lu ci nekk ak fa moment bi ñu ko war a liggéey. ñu bari nag moniteurs yenn yi ñoo leen di gaañ. parce que maîtriser wuñ musculation. jànguñu ko. jànguñu ko. te dafa laaj njàng dafa laaj nga xam le corps humain. Ouais. nga xam yaramu doomu aadama nan la bindoo. xam lan nga ci war a liggéey xam lan la yaram bi àttan nan nga mun a def ba am un développement harmonieux ba nit ki bu taxawee comme li mu wax Sa Thiès fii du ëpp bàyyi fii. parce que loolu déséquilibre lay indi. te dafay faral di dal ay mbër yu nga xam ne pour ñu daanu dafay yomb ndaxte kaw geeg suuf gi tolloowul wala boog développement bi ñu def amul harmonie. te loolu boo leen cekkee jàmm. nga ñëw foofu wane wali war nga entraîner. mun na la génne nga dem. mun la génn kon koo kafu ci liggéeyam. kafu ci réewu ci ayca dinañ ci ñëwaat bu ci kanamee tuuti ak Salif ci yeneen affaires yi nga xam ne war nañ ko waxtaane ak moom waaye nag Alaaji Ngagne xam nga ni wax naa ko léegi suñu gars yi nee nañu nag dañ leen di ñamal ci làmb ji alors dañuy ànd ak li nga xam ne mooy diggante Jam Thierry ak Jet Li bëri nañu bërki Dembo Ndiaye nañu delluwaat stade seetaan loolu dellusiwaat xam naa ne sax ñàkkul lu Alaaji Ngagne war a laaj Sa Thiès ci combat boobu lee ndeysaan ñu ngi suñu premier combat arbitre bi soufflé na diggante Gaucher ak ki nga xamante ne mooy Cheikh 2 23 février atum 2020 dellu na jël ko takk na ko ah pop la ilaha illallah Gaucher tas na réew mi Gaucher daan na Cheikh 2 jël bu rëy Leus Thiam moo leen wan ginnaaw Lat Dior moom ngeen jàkkaarloo na arbitre bi soufflé na Lat Dior dox na ci kaw fermi na dox ci kawam Lat Dior moom ngeen jàkkaarloo Leus Thiam moo leen wan ginnaaw ndeysaan ñaari mbër ñu ngi xeex dimanche 23 février atum 2020 feñ na ko daan na ko la ilaha illallah wop Leus Thiam daan na Lat Dior jër bu rëy Leus Thiam daan na Lat Dior jër bu rëy te gaaw Arlem moom ngeen jàkkaarlool moo nekk école de lutte Balla Gaye ndeysaan Pape Kane numéro 2 moo leen wan ginnaaw ndeysaan ci ITV maa kenn du wàcc weñ na ko te wér ko ndeysaan igri rëg la ne bu dina ko ba ca kaw dóor na ko ci waaw Papa Kane numéro 2 daan na Arlem jël bu amul benn werante ñaari mbër yi ñu ngi lewtoo Liss Ndiago dox na ci kawam dóor na ko benn gauche bu dal pop Liss Ndiago dox na dóor na ko ñu ngi xeex waa seen nel kay mi Liss Ndiago jël na ko pop rëpp na ñu ngi xeex ba dóor du wàcc mu am dóor bu wàcc ñaari mbër yeeg xeex la nga am na ko jàpp na ko pop waa xale yi mën nañoo bëre di ñaareelu weer ci weeru tubaab atum ñaari junne ak ñaar fukk ndeysaan Liss Ndiago Liss yaa ngi jël ay coups yoo xamante ni roof na ko caxabal daan na ko ay la illallah daf ko xëj ba mu ñëw mu roof ko caxabal wéeru ko daan ko jël ba amul benn werante wala mu bëri la indi moom Liss Ndiago oho Boy Pire pare nga Loobu Yoff pare nga arbitre bi soufflé na ñaari mbër yi ñu ngi ne tekk ndeysaan Loobu Yoff Boy Pire ñu ngi jàppante ñu ngi bëri ci suuf faxat na ko taw na wër ko waaw daan na ko de daan na ko Loobu Yoff daan na Boy Pire Loobu Yoff daan na Boy Pire daf ko fax suruxal ko ñoom ñaar ñu ngi lewtoo Aliou Diouf Cargo jëlante nañu wop Aliou Diouf Cargo ndeysaan dafa xaji rek booy marax daw jël ko jëlante nañu jël na ko bañ na Aliou Diouf Cargo wop booy melax daan na Aliou Diouf Cargo da ko sàcc wop Jet Li ak Jam Thierry ñu ngi léewtoo ñoom ñaar fii ci arène nationale oho def na demi flexion soo bënn ko mu bañ
ndeysaan ñaari mbër yi ñu ngi jàppante Diam Terry Jet Li ñu ngi jàppante ñoom ñaar sax na ko waaw por bi war na ko ndombo Jet Li war na ko Diam Terry war na ko ndombo tax dafa koy daan penalty la ci lam de Jet Li Diam Terry am na penalty de waaye Jet Li mën naa bëre ah ndeysaan mbokki téléspectateurs yi bàyyi xel ITV waaw Diam Terry daan na Jet Li Diam Terry fu mu jëm ak xale yi Diam Terry fu mu jëm ak xale yi ay waay Diam Terry daan na Jet Li waay ndeysaan bëri nañu bëri bu metti Diam Terry xam sa cosaan wala boog Diam Terry Kayar daan na Jet Li Diam Terry daan na Jet Li jël boo mut benn warante ndeysaan ayca mi ngi noonu la ki nga xam ni moo di Diam Terry daane kii di Jet Li alors internautes yi ba léegi rek Alaaji Ngañ ñoom xam nga ñoom ñun balaa ñuy laaj sax ñoom commencé nañu samp seen laaj waaw am na ci ku nga xam ne moom daal nee na ma ñi ci ëpp ci internautes yi dañu wax ne combat bi ñu gis te bëgg ko mooy sa diggante ak rëg-rëg gars yi daal ñoo wax kii daf fi ab yóbbante. am na fi yóbbante mais yóbbante bi. dinañ ci dellu si boobu mooy deuxième question bi. mais question bi nga xam ne moo gën a ëpp ci internet yi intervenir agul actuellement dañu ne digganteem ak rëg-rëg la ñu bëgg. waaw mooy di may wax rek xam nga moom la ñu bëgg te moom doxuñu ko. amul sens xëy na sama papa benn jour génn na ci internet bi am kuñ ci tontu. mais kooku ñëwul woon ci moom. waaw man nag liñ dox ci samay mbokk seen waaw mooy suma waaw. mbër laa nekkal ma fi benn mbindeef. ñëpp laa fi nekkal képp ku soxla sama combat boo doxee boo ñëwee buñ ci jubóo bi ma dem bëril la. fii nga toog Garga toogoon na fi foofu la Alaaji nga jëmoon. yóbbante la fi yóbbante am nga fi yóbbante combat la bu nga xam ne daal nee nañ ma sax am na ku ciy wax ba sori ci xaw ma nag dëgg la wala déet mais bi ñor tab bi daal gars yi nee nañu boobu la am na nag ci internet yi ku ne est-ce que combat boobu am na enjeu pour yow. am na enjeu pour man xëy na waroon ko laaj tam lu tax mbokk ko waaw mooy Prince wax dëgg yàlla moom mu ñëw woo ma téléphone ñu toog ñu waxtaan ci ku nekk sa bàmmeel dox na ci wax na ci mais xëy na nag sotteegul ndax signéegu ma ak moom benn contrat mais wax dëgg yàlla moom moo ci sabab lu am na nag keneen tamit ku ñëw waxtaan ci ñun ci Garga Mbossé ba léegi. même Garga Mbossé. même Garga bi am na kon ñaari promoteur Prince à coup sûr wax na ci ak yéen ba ngeen juboo ci kàddu mais amagu leen contrat. waaw ak may ñi tëggoon laa mu jëm ceeri bi. ki tëggoon laa bu jëm ceeri bi ñoom la moom it ñëw na seet si dafa yóbbante ci ñun. ci yóbbante ci yéen. yóbbante na ci ñun. ci Garga Mbossé aussi. même waaw même Garga Mbossé bi la. mais rëg-rëg kenn doxagul seen combat. non non. waaye tijji nga buntu yëpp. non man mbër laa père. non aw ma droit tëjal kii tëjil ke ñëpp de toute façon mooy sama làmb. waaw. ak ki ma làmb war a booleel. parce que tamit du càgg ni damay xool làmb rek xool li ma neex wala. bëgg a bëri rek bëri. ñan la làmb war a booleel. non mënuma juger sama bopp. non ci waxuma ci nit. yow nit kooku nan la war a mel ki la làmb war a booleel. ki ma ban làmb mbër la waaw ban façon mbër lay doon. boo ko doon def est-ce que su profil bi boobaa man est-ce que man su boobaa du ma waxi sama bëgg-bëgg. déedéet doo wax sa bëgg-bëgg bul tudd tur sax waxal kii bi rek boo misaalee rek nañ xam. ki ma ku mel toll gabari. koo tollul gabari. mbaa mu ëpp ma gabari. moo ma gën a. ko tollal gabari mbaa mu ëpp la gabari mais aussi mbaa mu def lu tolloo wala lu méngoo ak li nga def ci làmb. xam nga lépp mënul nekk. waaw rarement ngay gis ñaar ñi ñoo tollu victoire. rarement nga koy di. waaw at bi yëpp di nga ko compter. ñaar ñu ñëwandoo ci tableau bi waaw. te ñaata làmb yëpp. kon mënul nekk. làmb kay sa fekkee ni kii mooy jiitu mën a bëre ak moromam. baa ñu ne ay niveau ngeen. te même boo dee niveau bu ñu xool seen palmarès fu mu jaar bokkoo ak moom. dëgg la kon mënuñu fee lii ne dara. léegi nga jóge ci défaite boo bokk léegi yow est-ce que da nga bëgg a toog rek année blanche bala yow tey fi mu ne lan moo jàmp nga xam ne rek tey buñ la ko joxee tey coow du bari. ki ma làmb booleel comme ni nga ko waxee xam nga man mënuma toog di douter parce que. mais ñi ngi fi tudd ñëpp sa gabari la ñu de. waaw ñun ñu ngi fi tudd. ok moo tax ma ne la. rëg-rëg sa gabari la. kële sa gabari la. garga sa gabari la. waaw je pense que Yékini Junior. Yékini Junior. sa gabari la. boobu nañ ko bàyyi mu jàll. boobu ñu bàyyi mu jàll parce que ki ci waroon wax mi ngi ci doon dox. mais après comme moom duggul ci pax bi. génn jëm ci pax bi. waaw kon kooku mën nañu ko close. mais adversaire potentiel la pour yow.
non nekkatu ko sax pour man. ok man jàpp naa ne mënatu ma bëri. ok am na parce que tamit nit soo toogee ci télé di wax. man pour man su ma toogoon ne diw laa bëgg buñ ma fayee li nga xamante ni tane na ka ëpp na sa sama cachet ma mujjee bëri dama ko dem bëri ci. du dëgg mais toog di wax ñuy wax la cachet bu ka leen la fayoon nga ne d'accord ko kon loolu man mënuma cee xuus. parce que man mi nga xamante ni bëri naa ko lu ko triplé ñaari yoon ba ñetti yoon. man mii maa sacrifié wàññi sama bos lu bëri. kon man maa mën a gën a gore. dëgg la ok loolu yi tamit neex na dinañu dellusiwaat ba léegi rek ci adversaire yi. ak laaj yi nga xam ni gars yi laaj na ko mais dañuy xuusaat tuuti. ñamaat ci làmb ndaxte xam nga ni également amoon na combat diggante Caatu Yaraax ak Serpent journée boobu yi tamit dañu ko leboon waaye comme ku leb fay nañu fay bor bi. Ardo ndeysaan jox nañu ko avertissement arbitre bi soufflé na Ardo xale woon ginnaaw waaw sant yàlla rek yàlla moo ñu jàppale su boobu ndànk jël bu yomb moo tax ñu sant yàlla bu baax. waaw mbëru mag yi rek moo daan te ne ñu bëree ama neex jën kere mën nañ ñooñu combat la ñu daa bëgg a bëreel lépp la àndal am na doole am na technique. non il faut ma jógee si ñoom soo xam fi mu jëmaat parce que mënu maa ñëw rek bëgg romb ñooñu te bëri ma ak ñoom il faut ma bëri ñoom ba soo leen romb mooy loolu. Atou ak Gana Seras numéro 2 amul round d'observation jàppante ne ñu ngi xeex Atou moo yore ngem lu weex bi Gana Seras 2 moo yore ngem bu rouge bi mbokki téléspectateurs yi bàyyi xel ITV mbot na ko sotti na ko ñu ngi bëre ci suuf daan na ko waaw waaw Atou daan na ko waaw waaw Atou daan na ko mbokki téléspectateurs yi bàyyi xel ITV Selle moom laa àndal ci cadrage bi Atou bu Papa Kane daan na Gana Seras numéro 2 Gana Seras numéro 2 dañoo ruus entraîneur am ndax dafa mënul maîtriser. waaw ñu ngi leen di fay bu baax di leen nuyu ñu ni seetaan ñëpp waaye di nuyu Fallou Ndiaye bi nga xam ne tey moo ñu jagleel bés bi tuddee ñu drapeau bi nuyu tamit la jaraaf de Kër Massar bi nga xam ne ñëpp xam nañ ko ci milieu lamb tey dëkk nekk suñu grand frère dëkk ak ñun Kër Massar joué rôle bu rëy tey ba lamb ji tey ñu tuddee ñu ko nuyu sama xarit la maire de Pikine Est Issakha Diop waaye nuyu le directeur de cabinet du ministre de l'environnement ñëw représenté fi monsieur le ministre nuyu première adjointe maire Oulimata Ndoye nuyu Alhaji Omar Silla nuyu conseil municipal bi yëpp. mbégte bu baax kontaante bu baax di sant tamit monsieur le maire Moustapha Mbengue député maire Kër Massar vraiment amuñu fayam taxaw na ci bis bi jàpp ci
yaakaar naa délégation bi def tey raar na ñu gis ko ci làmb kon ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm vraiment di sant tamit axlu làmb yëpp di sant amateurs yi di leen sant membre yi di sant suñu bokk internet yi gis nañ taxawaay bi ñëpp jàpp nañ ci ba su ne mel ni kon nañ sant yàlla rek. jërëjëf retour sur le plateau ñu àndaat ak sunu gan muy Sa Thiès ba léegi rek am na benn internaute bu laaj mu ne lu mu seetlu mooy sa morom yu bëri dañuy dem ay États-Unis wala dem daal bitim réew di waajal seen combat mais yow li ngay préparé woo Sénégal moo gën a bëri li ngay dem extérieur mu ne lu waral lu ne mel. na ko xëy na fi ma nekk la liggéey bi moo ma gën a doy aussi mais nag laaj na yenn saa yi nga dem yokk expérience mais xëy na man damay jàpp ni su ma demee. li ma waroon 100% dama koy dese moo tax moo ëpp li may reste waaye nag dinaa essayer xool ba pare après ni muy def ci man. am na ku laaj aussi mu ne ndax pare nga pour accorder revanche Malick Niang wala boog nga jël sa revanche ci Malick Niang ginnaaw ñëpp dañ ko fee wooy kenn ñemewu ko ndax pare nga pour bërewaat ak moom. waaw pare naa pour bëre moom. boobu neex na la de. gënoon na ma. mais Malick Niang ndax mbër la ba léegi. ah si Malick Niang kay bëri. non man ndax mbër la ba léegi loolu jar na laaj. Malick Niang kay nañ ko woo teg ko fii laaj ko ko. 5 ans xam nga 4 ans. mais est-ce que ci moom la. ah déet mais moom wala mu ñëw wax lu tax nangu jël combat. 5 ans du El Hadj Malick. de chômage. 5 ans yoo xam ne yow toujours mbër yi di la laaj te doo répondre. dafa war a toog fii ñëw wax ak nit ñi ne langam ak nangam ak nangam am na lu xew. dinañ ko invité. mais xam nga fii ñu toog nii ñu ngi doon wax mbirum Sa Thiès ak Garga. fii la Garga toogoon nee na daf lay may chance da lay dimbali rek. day dimbali waaw. waaw yow pare nga pour mu dimbali. maa moom bokkuñu. loo leen wutale. bëri na. ah bëri na bëriwul. lan ak lan. lépp lu sekk làmb ci lu baax maa ko ëppale. fi ma mujjee bëri moom fi mujjee bëri xam ba 1900 la. sama pile duñ fa dugg. succès bi ma yàlla may. wala boog taxawaayu làmb. ba amoon Ligue des champions ñu ci jënd kenn yeboo ma toog xaar ne maay dem. moom bokku ci. bokku ci sama diggante moom laay waxee. ku dàq bëre. maa ko dàq bi lépp ci làmb. mais dama la xamal làmb
lam ma fay buñ ko waxee yàlla te dëgg la te yàlla tax fay ko man laa ma gunge na ma dugg ci amitié bi laa ma gunge na ma dama teel a génn Iba Mar bi mujjee bëre kon maa ko tànn ci làmb bu baax a baax a baax mais nag xëy na yenn saa dañ naan waxi mbër mais du ma ko jàppee waxi mbër waxi neexal sa bopp la rek mais man su ma doon bëri keneen cachet bi ma war a bëri moom lay bëri waaye moom na wàcc dem bëri keneen ba xam ndax cachet du gën a wàcc bokkuñu position. kon yaa koy dimbali. maa koy sarax. yaa koy sarax. En tout cas promoteur yi daal combat baa ngi dooru su ngeen fi nekkee rek di loxol. waaw alaaji nga ñu tëgg combat bi. ou Sa Thiès Reug Reug ou Sa Thiès Garga Mbossé. waaw muy leer. muy leer. ayca dañuy avancé waat duggaat ci beneen combat bu nga xam ne mi ngi am niki dimanche bi muy diggante Franc ak Bébé Saloum ñu dem ci journée boobu également dellusiwaat ci plateau bi te boobu sax dafa mel ni est-ce que adversaire u Sa Thiès sax nekkul ci Franc tamit. ci combat bi. ah non adversaire u Sa Thiès nekkul fi. nekku fi ok kon jox ma kii adversaire am maa la koy wax léegi. léegi nii alaaji nga nekk fu ne boo xam lu nekk ak ñu dem ci diggante Franc ak matériel bu Saloum moo ñuul jëlante nañu ma faal ñu ngi ci premier combat bi oho Siteu bu Paul daan na matériel bu Saloum pexe la ko jaay waaye pexe la ko jaay daf ko nax pexe du ñàkk Lamine pexe du ñàkk Lamine matériel si da koo nax ndeysaan da koo nax Lamine ñoom ñaar ñu ngi jàppante Fils de Ndiouga ak Jeex Jàmm troisième combat de la soirée ñu ngi fii ci arène nationale du dimanche 8 mars ndeysaan weñ na ko mu bañ daw na tafu ko dafa mel ni lu ko bëgg xarne Fils de Ndiouga bañ na tafu na ko bëgg ko sukkar bi lancé na ko mboot mu bañ ñaar xale yaa ngi bëre ngi bëre de non ndeysaan ñu ngi ci troisième combat bi satti na ko tëgg na ko mbootu taxale ko mu bañ sukkar bi na ko am nañu rëpp jàppante nañu daan na ko Jeex Jam daan na ko ay la la Jeex Jam daan na Fils de Ndiouga jël bu rëy mais Fils de Ndiouga il n'est pas de mérité bëri nga ba jeex ndeysaan bëri nga ba jeex Fils de Ndiouga ndeysaan door na ñu ngi xeex ba wàcc du am benn dugalal bu doon mais Rose xeex bi metti na combat boo saagantulee ci avertissement lay jeexe de weñ na ko daan na ko ay la Rose daan na ko jël bu rëy waxoon naa la ko de daf ko pousse mu remplacer ko may la na ñàkkante bu ñàkkantewul mooy perte Mame Balla tas na réew mi moo taxit gis nga yaa xii Mbilor ak Bébé Reug Reug ay déplacement yaa xee ko topp yaa xii jël na ko Bébé Reug Reug taru na ko jàppante nañu bu ñu génnul saako yi combat bi jeex de ñu génnul saaku yi combat bi jeex ñoom ñaar ñemewoon te ñu dawal na ko yaa xi daan na ko la ilaha illallah yaa xi Mbambilor daan na Bébé Reug Reug yaa xi Mbambilor daan na Bébé Reug Reug may ko dara mu ngi léewtoo Milki Sow ndeysaan mu ngi dox ci Bébé Xarañ ngi dox ci kawam jàppante nañu taf na ko weñ na ko bañ na ñu ngi ci suuf ñu ngi bëri ci suuf Milki Sow Bébé Xarañ def na demi flexion bëgg koo xar Milki Sow bañ na takk mu ngi koy takk Milki Sow Bébé Xarañ ndeysaan ñoom ñaar ñu ngi jàppante seetëtëtët bëre nañu bëre bu neex tam metti ñoom ñaar Milki Sow moo ngem lu weex li roof na ko tànk wër na ko ndombo Bébé Xarañ wër na ko ndombo oh am na lu xew de dañu xaar arbitre bi am na lu xew waaw Milki Sow daan na Bébé Xarañ la arbitre bi wax Milki Sow daan na Bébé Xarañ la arbitre bi wax Milki Sow nee na daan na Bébé Xarañ tey ma faal moom laa àndal ci cadrage bi ñoom ñaar di pante Tony Signor bët pat la gis ne Sadio moom itam xale bu mën a bëre la ndeysaan man ni wel na ko mu bañ Lamine boobu Lamine action bu doy waar am léegi bërikat la
ndeysaan ñoom ñaar min kañ ngeen xeex dóor ko la Lamine xale bi nañu ko bàyyi xel Ngaraaf daan nañ ko. daan nañu ko 8 mars atum 2020 fii ci arène nationale journée Jam Production ngi Leewtoo wala boog ma ne leen tey la dibeer juróom-ñetti fan ci weeru mars di ñetteelu weer ci weeru tubaab ñaari mbër yaa ngi Leewtoo sànq acteur dugg na ci garde bi door ko guddi droite Kani Sadam jël na ko acteur mbaa di ci génn dafa bëri doole daan na ko Kani Sadam daan na acteur dafa lâché gauche droite Kani Sadam ne ko sirip acteur rasu génn ci mu rempli ko bu di ko ba taxaw door ko ci suuf ay Koña numéro 2 Weuz Diambar a ngi dox ci kawam daw na jàpp nañu doon lu jàppante Weuz Diambar defal nga xale bi li mu bëgg de ndeysaan Grand Ibrahima Mbaye nee na ma xale bi sàlloo rek la may jox ndeysaan Weuz Diambar xale bi li mu bëggoon may nga ko jàppante na doon wut ndeysaan dafa mën a bëre waaye kan du Weuz Diambar ndeysaan moo faal ñaari mbër yaa ngi jàppante poids bi ndaw na Grand Ibrahima Mbaye waaye du ñeexu ñebe waaw mais loxo Koña ndeyjoor bi moo mënta jàpp sax waa ji ngembam ci kaw dafa fees mais bu jàppante ba mën ko séente ak loxom bi ci naq waa ji bu siggee mën na ko dóor faatu sax mu naaw mais li ci gën a wóor mooy kii moo gën a féete suuf te saa yu ko indee rek mën na ko kol muy Koña daanu ndeysaan mën na ko kol ma Koña daanu di technicien daan na ko Weuz Diambar daf ko fecc li weñ ko dóor ko ans boot ko mbot bu rëy Weuz Diambar daan na Koña Weuz Diambar daan na Koña 2 mais loo ci mën di dégg arbitre bi soufflé na Rose. arbitre bi sifflé na pour sifflé ba dal na. Mamadi ñaari mbër yaa ngi Leewtoo Rose. ñaari mbër Mamadi. waaw Mamadi combat bi ndur na luy gaaw de. waaw ñu ngi Leewtoo Linguère. ña ngay Leewtoo. combat bi du yàgg de. combat bi du yàgg Linguère ndeysaan. combat bu gaaw la may jox. Bébé Saloum daanaan la Franc daanaan la. ñaari ndaanaan bu ñu dajee day daal di neex. waaye loo ci mën di dégg Linguère ñu ngi leen di ndokkeel yéen jigéen ñi. merci beaucoup Mamadi. tey le 8 mars ndeysaan 2020. Mamadi mbër yaa ngi xeex. ñu ngi xeex ndeysaan fii ci arène nationale. Linguère acca ñu dem. ayca Mamadi ña ngay xeex. weñ na ko mu bañ de. ña ngay xeex. ñu ngi xeex de. wuy sam koy wër na ko. oh Franc daan na ko. daan na ko. Franc daan na Bébé Saloum. daan na ko. Linguère du yàgg. waxoon nañ ko. wallaay du yàgg. dafa nekk ci yoon. ndeysaan dafa nekk ci yoon xale la. xale bu nekk ci yoon la. 9e combat. am doole. 9 victoire. 9e combat. Franc Bébé Saloum. qui a arrêté Franc. 8 mars. ndeysaan. même pas 2 secondes. wallaay combat bu gaaw la. mais bettul kenn. Linguère combat bi du am 5 minutes. ah jërëjëf Mamadou Diouf vraiment am nga inspiration ndax ni nga jëlee Linguère ci 8 mars bi teg ko ci sa wet mu reporté ndoo ak yow loolu kontaan nañ ci ñu ngi ci félicité jigéen ñëpp di leen delloowaat njukkal jigéen moom du benn bés rek la am bés bu nekk lañ ko war di sargal bés bu nekk lañ ko war di jox wàccuwaayam ak cëram ndax jigéen mooy suñu yaay jigéen mooy suñu soxna jigéen ñi ñoom ñooy suñu ay sœur kon ñoom waruñu sax nekk di wax ay droit de la femme non non femme ay droit am ak xam ak yelleefam dañ ko war a jox saa su nekk ndaxte ñoom li ñuy daj ñun góor ñi xam nañu ko dama ne bu doon ne maanaam ñaari cin la ñun ñooy ñànkatang gi waaye soos gi moom mooy jigéen ñi ndax ñànkatang rek mënoo koo lekk di ko dunde te soos bu la neexee nga wut mburu càpp ci mu ngi noonu ayca am na yi tamit ñi nga xam ne ñi ngi ñuy seetaan à travers le Sénégal boo demee ba Louga
vraiment ñi ngi leen di nuyu bu baax waa Louga ndax ñoom dañuy faral di jàpp télé bi diggante Touba ak li ko wër yëpp ñoom tamit dañuy béggee lool télé bi Mbàkke Bawol ak Diourbel naka noonu ba tax na sax waa Diourbel am nañu programme bu am solo Alaaji Ngañ ndax ñoom ñi ngi am lutte bu nga xam la production Mambay Dieng ak Ngagne Diagne ñoom ñoo ànd ak ASC Pape Diouf ak waa Imataya war a tëgg le 4 avril 2020 ca stade Elimanel Fall bu Diourbel bébé Lac Rose bu Soweto moo fay daje ak Garga bu Ndofène drapeau Moustapha Bol di artiste attaqué bu Thiathiaw war fa daje ak Kama Junior bu amul seral kooku hommage la bu ñuy rendre njabootu feu Baba Thiam Samba Yar bu Konten yéen moom dina fa daje ak Malick Niang bu Ndoy drapeau Cheikh Fofana ancien joueur bu ASC Bokk Jom ak bu ASC Pape Diouf combat spécial ba dina dox ci diggante Aliou Sey bu Touba Ndiobène ak Balla Moussa bu Sarène kooku drapeau Seydou Sow la di président zone 2 bu ODCAV bu Diourbel grand combat ba nag Noiro bu Touba moo fay daje ak Hercule bu Diourbel drapeau Mourtada Fall di coordonnateur des jeunes conscients moom tamit mu delloo ko kilifaam di Moustapha Gueye di DG bu Crous bu Bambey beneen yi tamit carte di production ci wàllu lutte traditionnelle dimanche 22 mars ñoom ña nga ca terrain gaal gi teg fa 2,500,000 mise boobu am na solo te gëj nañoo wane lutte traditionnelle. waaw non fan yii moom 2,500,000 première édition drapeau Diène Marcel Diagne président Semer Group animation bi Mbaye ak Loum moo fay nekk ak Maodo Faye yooyu ay programme la yu ñu jukkil alors am na aussi leneen lu nga xam ne. booy Guet Ndar yónnee na fi de. booy Guet Ndar waaw programme am. waaw programme am xam nga foog nga ñëw ci xam nga booy Guet Ndar woo na ma ba sonn maa ngi lay nuyu sama waa su ma ko ratee musiba am. ma nga jëm stade Mawade Wade di drapeau boo xam ne drapeau bu mag. waaw drapeau Larunar di booy Idriss bu écurie Ahmed Dem bu Thiaroye ak Bellu 2 bu Louga. ñoo cay bëre combat spécial yi drapeau Evatra bu TFM moom lay tëgg aussi daañu ci ñëw ndax moom xam nga booy Guet Ndar dama koy wax ne waa Ndar dañ ko war a jàppale encouragé ko parce que vraiment. mi ngi jël làmb di ko dundal ci yoonu Ndar bi mu bëree ba pare bëree bi sax yeggul nee na bi ma ko laajee ma ne ko yow da nga teel a bàyyi mu ne ma li tax ma bàyyi su ma yaay day mag daf moo ba mu ñëw mu ne ma bàyyi làmb ji ndak man moo tax ma décroché di tëgg làmb kon le maire de Saint-Louis ak autorités yi dañ ko war a jàppale parce que mi ngi dundal Ndar booy Guet Ndar nañ ko jàppale ci combat yi di ko dimbali parce que vraiment mi ngi dundal làmb foofu te loolu dafa am solo te da ciy daj lu bari da ciy daj lu ne te booy Guet Ndar bëri na fi bu neexee bëri mu neex bu ambiancé mu neex kon bu dellu see di tëgg làmb waa Ndar nañ ko jàppale kon waa Ndar nañu jàppale booy Guet Ndar ci wàllu làmb Alaaji Malick loolu am na solo Ndiémé Samb également ca Yoff ñu ngi koy nuyu moom tamit nekk ku nga xam ni fidèle la ci émission bi ndax émission bi léegi ñu bari dañuy scotché lundi à partir de 21h30 bu ñu paree bu ñu ko dugalee YouTube nombre de vues yi kenn xamul nu mu toll Jamil Si maa ngi lay nuyu mi ngi lay nuyu moom tamit nga xam ni moom day topp làmb di ko dund léegi nag dañuy ñëw ci Sa Thiès parce que dañ doon échauffement rek ak moom mais am na yeneen affaire yu nga xam ne war nañ ci dugg ak moom ci biir làmb dama bëgg rek nga jox ma tuusu Sa Thiès parce que dama bëgg sidditu mbër yi gën a yeewu ci moom ñu ànd ak Sa Thiès dem stade wan leen moom tamit bu tuusee nan lay def ma nga tey ñaan bu paree sànni ko ni ko demal dana ko demal teg na ko ca mbagam bi tax maa nga taxaw ca mbagu Sa Thiès oh ça c'est beau dana ko demal ça c'est beau beto mi lànk na ko mbooloo mu bëri mi nga bëgg maa wàcc yow oh la 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 yow laa gën a miin quelle image bi tax maa nga taxaw ca mbagu Sa Thiès ni ko tàggalawu ma ak yow damay ànd ak yow yaa ma fi andi mbooloo mu bëri mi nga bëgg ma fa wàcc xaw ma leen te xam naa la yow ndeysaan naaw na nag tàggoo naa ak moom Alaaji Malick
waaw tàkkusaan yu mel ni Sa Thiès namm nga ko. waaw namm naa ko tooyal xaftaan bi. mooy sama liggéey. jël pitax yi teg sa mbagg yi. Bago mu taxaw di wax mel ni kuy waxtaan ak yow ba mu nekk ko mu dem. picc bi kay daa dëgër bopp rek. te dama ko doon delloo sama papa sax laa ko bëggoon dénk far mu dem. ma dem fekkaat ko fa. alors tàkkusaan yu mel nii vraiment askan bépp di la xaar li ko daggee Kër Massar ba Guédiawaye ñëpp di xaar bésu Sa Thiès loolu boo koy waajal ban pression ngay àndal yow. pour man nag boo paree waroon benn pression. maanaam booy liggéey nga war am pression. mooy chaque fois booy entraîné war ngaa xam li lay xaar. mooy kon war ngaa mën a yokk liggéey bi ngir ñoom bu la gisee ñu xam ni kii lañ koy yéene moom yéene nañu lañ bëgg ci moom loolu mooy sama pression mais lu kanta làmb ak yeneen moo dëgg yàlla man defuma kaa. mais dafay mel ni kon da ngay yàkkamti yow bés bi ñëw ba nga tari li nga entraîné. waaw parce que tamit xam nga entraînement dafa métti te diiran làmb li ci ëpp boo xoolee suñu jamono tuuti ci ginnaaw dafay sori. ay làmb 6 mois làmb 8 mois. di ko préparé chaque jour yaa ngi entraînement dafa métti. waaw bu doon nag ay 4 mois wala yooyu peut-être di nga ci mën a pare sax ni nga mën a pare. loolu moo tax chaque fois bu làmb bis bu sifflé rek da ngay jàpp ne yaa mun mbër bi parce que la ngay laaj ñoom boo ko xalaatee loolu lay indil erreur yow it. man jàppee ma sama bopp ci erreur. yow dafoo benn erreur ci làmb. jàppee ma sama bopp ci erreur ndax xam nga lu tax samay nawle yi ma seekal làmb yëpp ñu nekk sama génération maa leen gën a néew defet te ñoom neen duñ bëri erreur. ñaata defet nga def. 2 défaites. ku la daan. Malick Niang ak. Boy Niang. ñaari combat yooyu. dama déggul sa commentaire ci ñaari combat yooyu. wax naa ci waxati ci xëy na fii laa ko waxee woon ndax fii. fii lay leere ok foo ko waxee du fa leere fii noonu moom laa soxla dama ne la. man ci samay nawle. ñoom la ñuy gën a jàpp ñoom ñoo gën a wóor bëri. mais ñoom ñoo ma ëpp defet mel Malick Niang képp moom laa ëpp defet mi benn bu maam. mais ñeneen ci des ñëpp bu fekkee defuñu erreur te ñoom ñi ngi seen 3 défaites 4 défaites kon man naa sant yàlla baax a baax. mu mel ni que da ngay def erreur yi. erreur da nga ciy daan mais li may daan ëpp ci erreur gi. am na erreur yoo rëcc doo dégg loolu nag liggéey la. waaw foofu man sama lépp athlète laa koy teg. moo tax bu may ñëw. yow sa jëm bopp su may def erreur sa doo tal erreur bi. voilà yaa ngi tal nooy daanoo. waaw parce que am na combat yoo xam ne mën naa leen lister. bon jox ma benn combat foofu balaa ngay dugal listé jox ma diggante Sa Thiès ak Zarko. ne ko ren la nga waroon indi. jox ma Sa Thiès Zarko. parce que ñaar bu ñu bëggante jàmm jeex na. Ibrahima li ma jaaxal mooy xale bi moom boo ciblé mu egsi. waaw doo sa gis lii. daan na ko. daan na ko kay. jël bu rëy. ayca ñi ngi koy dégg loolu booy siffler muy ñëw ci sa kaw. une photo ngoogu. waay. père jàpp na ni faute la mais yow dafa mel ni loolu sa style de jeu la maanaam. li ma ko bëggoon def bu jàlloon man maa koy wër ndomb. boo xoolee bi muy ñëw di ma song. loxo baa ngi fii. maa ko bëggoon tël loxo bi jaay ko mu jàll. far tànkam moom pince ma. pince la. da la ko cal. ma bàyyi woon sama bopp damay daan. waaw. ma def rotation bàyyi ko mu wër ma ndomb. xëy na ñaari loxo nag la mën a liggéey. maa éliminé benn loxo bi. def rotation su doo koy bësulu. maanaam daal yow yow yaa indi wër ndomb bi. man maa ko bëggoon wër ndomba. boo xoolee fii ba may dàq di ma plaqué. waaw li tax man mu wër ma ndomba. dama tël loxo. bi mu wax dafa feeñ fii. waaw mooy vivacité bi muy wax rek. noo xam am na vivacité. boo xoolee lii ci bëri la. waaw lamb ji jeexul ay kii boo xoolee ci beneen bëri la. parce que ba ma centré benn loxo bi mi ñëw centré. bëggoon na maa centré beneen loxo bi. loxo bee li ñëw laa téye nag. ci loxo bi ma centré nag ci laa def rotation bàyyi loxo bee. moom balaa xalaat dara fekk ma te moom ci suuf. ayca booy indiwaat ayca dama lay joxaat beneen combat mais balaa loolu Rocky Balboa daf ma envoyé message mu ni Sa Thiès athlète la bu nga xam ne bu duggee ci MMA mën na ci am lu bëri parce que qualité yi ñuy wut yëpp mi ngi ci moom nee na pare la pour utal le combat professionnel bu fekkee ne yow bëgg nga dugg ci MMA. waaw bëgg naa ko
bëgg naa xool lu saf. kon loolu après ñu dox ko. waaw pare bëgg naa ko. Rocky kon message bi egsi na Sa Thiès nee na mu ca yemu ca ku ko ci bëmax tamit mu jël. parce que moom combattant la te bëgg na compétir ci côté boobu. moom léegi recruteur la. non day dox ay combat. recruteur la nante la. alors Alaaji Gaye dañuy ñëwaat rek ci beneen combat bu nga xam ne aussi marqué na esprit yi marqué na yi tamit jaar-jaaru ki nga xam ne moo di Sa Thiès jox ma diggante Sa Thiès ak Lac Rose. grand combat Sa Thiès nekk suñu ndeyjoor Lac Rose nekk suñu càmmoñ Sa Thiès door na Lac Rose Sa Thiès Lac Rose Sa Thiès daw na jëli Lac Rose amul round d'observation ñoom ñaar ñuy xeex Sa Thiès mi ngi ko bëgg a imposer doole Sa Thiès Lac Rose Sa Thiès Lac Rose Lac Rose rasu na tuuti denceñ na Sa Thiès mi ngi door ci Paris Lac Rose ngeen mu xonk am lu rose mooy déplacé wu noonu Sa Thiès da ko bëgg a imposer doole Sa Thiès Lac Rose attention Sa Thiès rëpp na Lac Rose a ngi jéngu Lac Rose qui résiste na ko Sa Thiès daan na Lac Rose Sa Thiès daan na Lac Rose imposé na ko doole ayca mu nekk moment yu nga xam ni franchement da ngay gis di bëre xale bëre doole bëre aussi foog nga am ay réflexes yu wóor pour mën a génn ci yenn situation yi. mooy erreur yi ngay wax man nag ngay def erreur di gagné yi tamit neex na de. waaw parce que physiquement dafa taxawoon. dafa am vivacité d'exécution fii surux la xam nga. mais lu ko may lu ko delloosi mooy dafa fitti te bi muy fitti kàttan la fittee booy xool Lac Rose ngi def appel troisième pied ba. parce que amul doole bu mu ëmbee troisième pied mais bu ëmboon troisième pied bi moom dañ koy bay. dama sori aussi. non daf ko yóotu sax. waaw yóotu na ko. sama tànk bi moo sori. réflexe baa nga fa. mais dama lay wax léegi ñu wax lan 2 fautes. ah ci ñu dem. 2 fautes 2 victoires alors Alaaji Ngagne information à chaud. waaw parce que xam nga ni. arbitre yi dañu entamé woon mouvement de grève. waaw. bi ñu ko defee commission règlement et discipline déglu leen. waaw bi ñu leen entendre ba pare verdict bi daanu na. tey waaw te ñoom li nga xam ni moom la ñu doon taxoon ñu dem grève ay points yu wóor la bi ci jëkk mooy amuñu assurance te di arbitrer lu toll ni làmb te amuloo assurance ay la yéwén jaaduwul bi ci des honoraires yi ñu doon wax ne li ñu leen di fay néew na ndax 52 000 lañ leen di jox juróomi arbitre ñu war ko séddoo loolu yëpp nag bi ñu génnee def seen mouvement de grève ba pare ñu entendre leen décision bi génn ci CNG nii la tëddee suspendu Malick Ngom ak Babacar Diop kenn ku nekk suspendre nañ la 5 ans ferme loolu mooy décision bi Aboubacry Dramé muy Dramé 2 ans ferme ñu ne Sitor Ndour radié nañ ko à vie ci làmb mooy décision yi nga xam ne moom la CNG joxe léegi ci tàng bi nee na nag ñoom nee nañu du ñu bàyyi mu sedd ñoom arbitres yi ndax commission centrale des arbitres dinañu def appréciation après xool ban conduite la ñuy tenir 5 ans 2 ans ak radiation. ok loolu la commission règlement ak pénalité bi indi. loolu la indi. loolu CNG bi da ko entériné nañ ko. waaw dina gën a corser nag coow li. jafe-jafe làmb. waaw je pense que sama xalaat man personnel. waroon nañ mën a gën a ubbiwaat buntu waxtaan. parce que tamit xëy na ñoom la ñu wax mooy li ma wax rek maslaa la woon bu nekkoon te waruñu woon commencer ci maslaa. parce que boo bokk léegi ñu bari nañ defoon CNG bi ak corps arbitral bi ñoo bokkunu ñoom dañu fa am représentant. représentant c'est Sitor mooy représenter comité directeur. Sitor boobu la ñu radié. ñoom seen réunion c'est les mercredis ñii lundi mooy seen réunion ñii mercredi mooy seen réunion Iba Mar sax lañ ko daan def ci kaw tribune yi foofu. autant kon je pense que man de gisoon naa ñu gën a ubbiwaat buntu discussion que radiation. waaw sanction yi ëpp na Alaaji Ngagne parce que dëgg bu jotee da nga koy wax nit moom. dëgg rek moom la yàlla bëgg dama foog ne di teg ci table ay revendications yuy gën a yokk sa nekkin ci sa wàllu liggéey loolu nga radié ci nit man je pense que le CNG est allé trop loin
sanction bi ñu jël fort na trop par rapport ak li nga xam ni moom la arbitre yi di kaas. arbitre bu ne dama bëgg assurance. waxuma la arbitre mais keroog bi ma laajee Thierno Ka daf ma ni ñun waa CNG sax amuñu assurance. amuñu assurance. ça c'est très grave. parce que làmb ak risque yi ci def nit dem di arbitrer ak arbitre yi li ñuy daj ak li ñuy dégg ak risque yi ñuy encourir ñu ne assurance la ñu bëgg nga di leen bokkatu leen ci po mi wala dàq naa leen 5 ans wala 2 ans wala raje naa leen loolu abus de pouvoir laa ko teg man Malick Thiandoum appréciation boobu laa ci am ñuy interpeller aussi le ministre des sports c'est vrai moom mooy délégataire des pouvoirs mais lu mel nii bu amee nañu toog waxtaane ko càmbar ko mais doo jël ay sanctions yu nga xam ne de manière unilatérale déglu nit ñi ñu wax la nga xam ni moom la ñuy kaas teg ko ci ay yoon yu leer ba pare nga ñëw dàq leen wala suspendre leen 5 ans mel ni dañoo rey nit wala dañoo def naka su dul noonu je pense que liñ doon kaas mooy assurance liñ leen di fay tuuti na ñu bari boo leen ne kii arbitré Sa Thiès 50 000 wala 10 000 francs la ñu koy fay doo ko gëm ak CNG dafay dugg ci manne financière dafay dugg ci xaalis yëpp donc je suis d'avis que la sanction est trop sévère te loolu du yoon nit di kaas ay droit nga koy dàq wala nga koy radier mi ngi mel ni rek ñu am syndicat bi ni lii mooy suñu plateforme revendicative lii la ñu bëgg bu ngeen ñu ko deful dañuy banque suñuy loxo nga ni nag banque leen seeni loxo juróomi at wala ba faaw. man daal damay autorité tutelle bi. mu woo leen ñu waxtaanaat. peut-être sanction wàcc na mais sanction yàgg na wàcc ñu gisaat toogaat waxtaan. je pense que fi làmb toll actuellement. laajul yenn sanction yi wala bu ko laajee it xëy na mënoon nañ ko alléger je pense que nag CNG muy CNG bi muy arbitre yi seeni kilifaa ngi fi mooy ministère des sports xëy na tamit dina ci jóg moom it wax ci ba ñu toogaat ci table toog mën a waxtaan parce que yàgg nañ cheminer yàgg na seen ànd yàgg na boo gisee événement yi fi am yëpp ñoom ñoo ko ànd kon bu benn point rek bëgg indi sanction bu sévère bu toll noonu aussi nañu xoolaat nu ñuy toogee waxtaan man daal dama leen di woo ci table de négociation table waxtaan et puis maa ngi interpeller le ministre du sport aussi mu dugal ci loxoom jéem leen tegaat ci benn table ñu toog waxtaan te àndaat ni ñu ànde woon ba pare nag li war a am ñu def ko ci li warul am it ñu ne kii lu mën a am ñu ne leen mën naa am lu mënul am ñu ne leen mënul am. mais grève arbitre. du ci làmb la jëkkee. waaw football bi dafay am grève arbitre. arbitre yi dañu fiy grève di laaj seen ay honoraires. mais kenn musul leen a radier. donc je pense que loolu war nañu ko xoolaat bu baax càmbaraat ko en tout cas la sanction est trop sévère et c'est pas proportionnel ak ñoom bu dee def nañu faute sax parce que li ñu def man mënuma ko tuddee faute nit ku nekk la ngay liggéey am nga sañ-sañ ni bëgg naa ci yokkute waxtaan ci ak kilifa yi nga xam ne ñoom nga ko seqal en tout cas décision bi mooy loolu kon nag ñu jàppee ko noonu da nga may jox beneen combat bu nga xam ne foofu nag erreur bi ça n'a pas pardonné mooy digganteem ak Boy Niang numéro 2. alors mi ngi noonu adversaire bi sax dafa mel ni que moo ko boole ak Garga. ñoom ñaar ñëpp da leen boole daan. kon defe naa foofu la ñu retrouvé wu ñoom ñaar. mais combat bi indiwaatal ma combat bi xam nga nee naa leen 2 fautes. ci 3e faute bi ñëwal. 3e. li nga xamante ne amaguma ko ma yokk ci man. kon du defet bi laa war a toog ba heure bi di ko jàngat ci dara mais l'essentiel dina ma gën a yee ci làmb parce que tamit du benn defet laa doog a am. sama premier defet doy na ma jàngat. moo gën a métti bii fuuf parce que loo xamagul nga xam ko moo gën a tiis. waaw toog naa nag dund ko ay. dund naa ko surtout nag bii ma jóge dund naa ko ñi ma ko war a dundal dégg naa ci lu nekk mais nag su ma amaatee combat ko dëgg yàlla. lan nga ci gën a dégg. waaw xam nga ci ñi war a wax ak yow luñ la gën a wax ci combat bi. non man am na ñoo xamante ni wax nañoo man ci njëkk ak teraanga. oui am na ñoo xam ne dañ ma demal nga liggéey waat ndax ñi nga daan gënoo leen. mais luñ la wax ci combat bi ban erreur lañ la ne moom nga def. dañ ne ma seetaanal. nga seetaan. ma seetaan loo gis yow. ma seetaan ma xam ni man. maa def lu ma war a def. voilà. mais tamit. l'excès de confiance d'abord. d'accord loolu moom mu fugg ba ma ji fugg bi sax laa moom a daan. ok fugg bi excès de confiance moom. waaw mooy lu ma jiital ci sama dund ci combat bi. mais nag ñi ma dama xale nga war a ñëw taxaw dëggal sa bopp xeex. li ma dal loo daal. ba xam ni lañ ma wax mooy dëgg. toog naa ba guddi. sama yaay wuyee ma. dama jugal toog ma jug toog mënu ma jëlal satal bi nga jàpp julli.
ma jàpp julli mun ma ki nga dem bëreel sax nawle la. boobu lu tax mbir bi yóbbu la foofu ci yàlla. maanaam am naa lu ma métti. ñaata fan nga tëdd nelawoo ko. non man moom nelaw sax gaa bëriwul lu mu koy def. bëriwul dara mais am naa lu ma métti sportif am naa lu ma métti. waaw parce que tamit dund naa ko ñoo xamante ni dund nañ ko avant man. kon nag dama koy xool sama bopp ñi ma daan. ndax conseil boobu la sama yaay jox. dafa ne ma ana diw ak diw ak diw ak diw. ma ne ko ñi ngi fi mun ma am na ñoo xamante ni ñi nga bëgg a mel ni yow mel ñu ko. jàppal nga julli ñaari raaka te nga ñaan ci yàlla mu yem ci yow te di nga bëri wax di nga am ndam. man li ma gis mooy yaa ngi màgg. maturité bi mi ngi ñëw. yaa ngi màgg war nga indi beneen style. et puis escalier yi lu muy gën a yéeg mbër yi di changer mentalité ak yow. mentalité mbër yi nga daan bëree bokkul ak ñi nga daan bëreel man je pense que à partir de Boy Niang avant ngay jël bi ngay dugg ci Boy Niang waroon nga mesurer de Boy Niang maturité moo tax mu laaj Balla Gaye defe naa foofu la waroon def calculam moom d'abord xam ne kii nag li mu laaj mooy gooto voilà du combat exécution gooto la woon étudier ko xam li mu indi parce que moom avant muy xam li Boy Niang indi Boy Niang dal na ci kawam booy xoolee benn action bi Boy Niang da ko kii gis nga volant bi kii wam Boy Niang da ko gekk boobu nag bi mu fittee ci gegg bi ci la gëj a xam fu Boy Niang féete parce que daf ci yàgg ba mu fittee la daf fittee ak doole Boy Niang nag dugg ci biir kiiwam biir centre de gravité waaw. alors beneen bi ci des moo di nii mooy dernière laaj bi balaa ñuy yëkkati jotaay bi moo di nii actuellement nii dafa am maanaam lu bees lu nit ñi di waxtaane ci biir làmb muy grand contre petit waaw say morom bëre nga ak ñoom ba léegi yaa ngi ci sa biir yi morom mais am na ñu jàpp ni grand contre petit bi day deqalaat làmb te yow am nga ci place am na sax ñu wax ni sa diggante ak Tapha Tine war na mën a nekk. waaw man nag ci côté Tapha Tine bëgguma sax ci gàntu grand contre petit mais nag bu doon sama sago ña ko ragal man ñu bañ métier boole te jox ma ko. mooy li ma gën a parce que gis nga àdduna boo bëggee doon dara da ngay nangoo def dara moo lay tax a doon dara ëllëg. bëgg naa bëri ak moom ci su ma ko amee. ci grand contre grand yi nag aussi grand yi des na. grand contre petit moom yàgg nañ koy coow ci dëkk. mais am na ñoo xamante ni gëmuma ni ñu ngi koy dund. parce que intérêt bi ci ñun la. ok du ci grand yi. du ci grand yi. ndax ñoo amatul li ñuy perte. prouvé lu ñuy perte et puis ñun la ñuy may suñu chance. et puis day mayaat lamb ji beneen souffle encore. waaw ma ngoog. xam nga tey Tapha Tine Sa Thiès. parce que xam nga ni par exemple tey jii bu ñu nee Modou Lo Ama Baldé. grand contre grand Balla Gaye Boy Niang Balla Gaye Tapha Tine Sa Thiès. xam nga kooku day déclic la. Bombardier. ni ngeen ko waxee te sànq. rëg-rëg waaw. loolu yi tamit day neexal làmb. Gris Bordeaux mën na ci am adversaire moo guy gi. moo guy gi wax nga dëgg ko xamante ni mooy loolu yëpp ay mbir la. day wax ayca loolu yëpp day neexal làmb alors ñu bàyyi la rek balaa ñu yëkkati jotaay bi am na ñu nga xam ne dañuy jàppale toujours Sa Thiès parce que toog bëriwuloo toujours ngay entraîner di am ay soxla. am na ñu nga xam ne bu ñu fi nekkul woon xëy na làmbaay ñaaw. dëgg la waaw donc ñooñu dañ lay bàyyi nga gërëm leen ñu yëkkati jotaay bi parce que sama réalisateur nee na ma temps bi jeex na mais loolu mënul ñàkk. am na ñoo xam ne sama mbokkum am na ñoo xamante ne nag xëy na waaw. Moussa Ba jàng na moom yaa ngi gën a mënu ma ko bañ a tudd parce que mooy sama mbokkum. am na ñoo xam ne dafa jël turam jàkkantal ci Sa Thiès bi waaw ma jëlee ko Ngaye. supporter la. non sama nit la sama kilifa la. ok dem na suñu dëkk dem na Ngaye. maanaam moom moo bokk dafa bokk dama ko maanaam damay ànd ak moom ci ñi nga xamante ni buñ ne waaw du ma ne waaw. mi moom mi andaw di papa mama. anu papa mama. mi ngi fi sànq rek gis nañu nga xool gars yi papa mama gën ñaaw gis alors am na aussi Kader Ndiaye. ak Marcel Diagne. ak Atou. ak Sayer. Assane militaire Balla Gaye. Talla Mbeng. El Hadj Centenaire. Bassirou Ka. Sadio bu Gambi. ñi ngi nuyu waa Gambie yëpp Ndene Fall aussi Gambie ñoom tamit ñi ngi leen di nuyu Pathé Dofou Balla ak El Hadji Malick Gakou ak Aliou Sall maire de Guédiawaye waa Gambie Omar Boulangerie am Andaw waaw am na ñoo xam ne peut-être maa ko wax sama bopp comme Papi Sané aussi tamit maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm Badara laa àndal fii moom it ak Bira Fifi ñoom ñëpp ñaa leen sant di gërëm tamit suma famille
di gërëm suma yaay bu baax a baax a baax a baax a baax. mère ñi ngi lay nuyu di ko ñaanal ci fête gi ñu jóge aussi tamit yàlla defal ko jàmm defal ko njabootam defal ko njabootu yaay ñëpp ndax ku fi baax jigéen na la jur loo mun a mel jigéen na la war a jigéen na la jur. maa ngi koy sant ba di ñaanal son papa yàlla may ko wér. amiin may ko gudd fan. père yàlla may wér nga jógal jàmm ba dellusiwaat du nuyuwaat sama famille ñëpp. li ko dalee suñu soxna yi suñu mag Malal Sakho moom moo waroon nekk mbëru mag mi. mais tàppet na gis nga mëntu bëri. di gërëm tamit Ibrahima di gërëm xale yi fa nekk njabootu Marème yëpp. ñoom ñëpp wax dëgg yàlla di nuyu ki nga xamante ni aussi tamit mooy soxna yi fa nekk muy Buri ak Awa ak Khadija sama soxna. aussi tamit di profito di wax ni dafa am benn jàng bi am jam xel. day am ci le 15 sama 16 lay am fii ci dëkk bi naan jam xel. sëñ Mansour Ndiaye moo koy woote. di wax ñëpp nag ñu ñëw ci sàkku ci ñaan. ndax dinaa ne ñu ñaanal leen tamit ndax dëgg yàlla di la ñaanal yàlla tamit dafa leen jàmm. li fi sanc ñi tey. yàlla na leen ko yàlla may. ndax kenn ku ci nekk tey bëgg nga sa yëfu bopp. te it yàlla na leen yàlla defal jàmm. mu defal leen jàmm joo xamante ni du day mukk di gërëm kenn koo xamante ni kenn la ci man sëñ Abdou Karim di ko ñaanal yàlla fan ñu koy nuyu suñu xarit yëpp ak suñu yaay yi fa nekk yëpp ak njabootam ak Baye Fall yi fa nekk yëpp jibiloo ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant di gërëm waa golf yëpp waa Kër Massar bi jërëjëf maa ngi koy remercier di ko gërëm bu baax am na fit mën naa bëre ñeme na li ma koy wax rek mooy doonay Double Less. Balla Gaye def na lu mu war a def moom moo desee puso bi di la encourager bu baax di la remercier ci ñëw bi vraiment parce que jam naa la ci ay points. mais xam naa ne maa ko tey. maa ko def c'était pour le sortir de ses combes mais j'ai vu que xam naa ne am na lu mu jàng ci passage am. waaw maturité baa ngi fi léegi te je sais que bu amaatee combat. dina am nu muy bëree noo xam ne nii ñi yaakaar ci moom nañ xam ne Sa Thiès a ñëw bëre. ndax moom carrière am grand Sa Thiès laa ci xool ndax su ma wóolóore la woon. jërëjëf merci beaucoup. merci beaucoup ñu ngi leen di sant aussi suñu paa imaam yi fa nekk si koñ ba wax dëgg yàlla ñoom paa yu baax lañu di ñëw waa golf yëpp. Kadel Ndiaye aussi tamit maa ngi koy gërëm bu baax a baax. mais rawatina Sayar sama waa ji jërëjëf mbokku téléspectateurs yi ak internautes yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen joxaat rendez-vous lundi incha allah merci d'avoir suivi au revoir. combat bi ci laa bëgg a relancer waat suma carrière. bisu combat bi di ngeen gis loo leen musul gis. dinañ liggéey lu ñu war a liggéey lépp. ku ma fekk sama territoire lamb wallaahi boobu rusuma pour rusuma laa woo. mag buy tëdd heure di lekk heure di yeewu heure du xoo naanoo yaakaar naa di nga am fraîcheur de. combat bi aw ma lenn lu may wax ngul jëf.